nga xam ne mooy jëwriñu Serigne Touba Serigne Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi la te wér ñu xam ne it ne teewaayam ndigal la lu bàyyi ko ci sëriñ bi waaye teewaayam it ngir jëmm ji nga xam ne mooy le directeur général di Abdallah Ndiaye ngir moom mi nga xam ne moo am xalaat bi moom mi nga xam ne moo am bëgg-bëgg bi moom mi nga xam ne moo am lu mu namm ci am réewam rawatina ci dëkk bu sell bii di Touba loolee waral diggante sëriñ Abdallah ak sëriñ Cheikh seenu kóllëre ak seenu ànd waaye lépp ci ndigalu sëriñ Touba sëriñ Mountakha ñu xam ne it ne loolee moo waral toogaayam bii tey kon mën nañoo wax ne moom dafa wax ne rek kàddu yi mën naa bañ a jib ñun mënoon nañoo bañ a wax ndax dañoo xaw a bokk ci ñaar yépp mën nañoo waxal Abdallah monsieur le directeur waaye mën nañoo it wax ci kàddu Serigne Touba Serigne Mountakha mi nga xam ne moo yebal Serigne Cheikh mi tey ba tax na Serigne bi moom mën nañoo wax ne ñaan rek lay def te ñaan yooyu doy nañu sëkk te leer nañu ne bu ñaanee lépp luñ ci namm wala luñ ci bëgg suñu borom mën nañu cee dimbali ba Serigne Touba Serigne Mountakha li mu wax neen ñu dajeteeg tawféex Serigne Touba ndax tawféex Serigne Touba dafay faral di wax ne ku daje ak moom sa lépp dana yéwén sa lépp dana barkeel sa lépp dana kawe kon loolu rafet nañ ci njort kon xam naa Serigne bi Serigne Abdoulaye di wax ne Serigne bi nee na di lay sant bu baax di am mbégte lool di lay ñaanal suñu borom defal la ci ndam ak barke ak yéene ji nga am ak mébét bi maanaam suñu borom àggale ko foo xam ne foogoo ko woon kon nag na nga dalal sa xel yaag ñi nga àndal bokk liggéey bii mu ngi leen ci ñaanal bu baax a baax ci barkeb Serigne Touba Serigne Mountakha bisimilah Serigne bi. dafa mel ni kàddu gi ñi ko moom tey ndax ki yëkkati liggéey bi dañu da ko yëkkati ngir Touba liggéey boo yëkkati ngir Touba nag ka ca jiitu mooy xalif général des Mourides di Serigne Mountakha Bachir yal na yàlla sam borom guddal aw fanam ci yàggal ko fi ka ca topp mooy maire commune de Touba nga xam ni mën naa ni fii nu toll fi ne boo amee soxla ca maire Touba boo demee da ngay xaar ndax ña yor bureau sax di ko tëjee tijji ñi ngi fi directeur de cabinet bi nga xamante ni bii moo yor liggéeyam yi lépp mi ngi fi ñi ko wër ca di ko xelal ñépp ñi ngi fi kon day mel ni maire moom xam na ni mbirum Touba mu ne mbirama ndax lu waay di def ci Touba tey moom nga koy defal kon bi Abdallah yëkkatee liggéey bii mënan koo samp Ndakaaru ndax liggéey bii juddowul sax Sénégal liggéey bii ma nga juddoo Arabie Saoudite ma nga juddoo Allemagne ma nga juddoo France ci ay boroomi xarale yoo nga xamante ni bii yàlla da leen a may ci liñ naan ingénieur conseil maanaam di taxawal ay barabi liggéeyukaay ñu ne ca xalaat ko jël initiative bi jox ko Abdallah ni ko yow yaa koy porter Sénégal Abdallah bi mu ñëwee mu ni man Touba laa koy yóbbu ñëw samp agence bi Touba préfet bi nga xamante ni bii moo fi nekkal président de la République di sous-préfet bu Ndaam ki nga xamante ni bii mooy jëwriñam di madame Sène moo jëkk ci salle bi pratiquement moo fi jëkk a ñëw kon loolu wone na nu mu toll ci préfet ba moom ci wàllu boppam mu daldi yeble ñu ñëw fi am na ñeneen ñoo nga xamante ni bi ci wàllu liggéey ministère boobu ñoom ñoo ko yore ñi ngi fi ñooñu maire mooy seen kilifa ci kilifteefam lañ nekk waaye bu dee ci wàllu administration ñoo ñépp nag ñu ngi nekk ci suufu sous-préfet tey moo fi représenté état bi kon day mel ni ci dalal ñi fi nekk ñépp jàmm loolu wàllu maire la moo leen war a dalal jàmm ndax mooy borom dëkk bi ci ab dëkkam lañ ñëw moo tax
maire la ñuy jox kàddu gi mu dalal jàmm ñi fi nekk ñépp suñu paree préfet mi nga xamante ni bi moom liggéey bi ñu jox ko kàddu gi moom itam mu wax ci li nga xamante ni bii moo ci wàllam suñu paree nag ki nga xam ni mooy directeur général ndax man yàlla dogal na tam ci loolu ci kuréel googee ko sos bitim réew ci laa bokk administrateur délégué laaj ñooñu kuréel googu nag ki leen fi nekkal nga xam ni moom lañ nommé muy directeur général nga xam ni moom moo yor liggéey bi mooy jëwriñ ji fii mooy Abdoulaye Ndiaye suñu paree moom danañ ko jox mu leeral leen waaye li ci gën a am solo rek mooy liggéey bi li ko yëkkati dëgg-dëgg mooy dimbali njaboot yi dimbali askan yi ndax am na usine yoo nga xamante ni bii nit mën na koo def ci wanagam ca du ko yàqal dara lu mel ni lonkan day defar pont lu mel ni day defar ay enveloppe loo nga xamante ni bii day defar café lonkan day defar yu mel noonu unité yu mel noonu ñoom Abdoulaye ñii loolu mooy seen xarale loolu lañ fas yéene ci njabooti Touba yi ca loolu nag dañ koo fekk Touba ndax Touba boo gisee fi ne nii mboolam ouvrier bu ci nekk booy dem di liggéey boo dee ferrailleur yàgg sa waa kër ñëpp ay ànd boo dee carreleur yàgg sa waa kër ñëpp ay ànd boo dee peinture kat yàgg sa waa kër ñëpp ay ànd ndax Touba noonu lay doxee kon day mel ni Touba nekk na loo nga xamante ni bii lu yomb la ci liggéey boobu ñu tàmbalee ko Touba liggéeyu Sénégal la nag du liggéey boo nga xamante ni bii dañ ko yëkkati rek indi Touba yemale ko Touba liggéey la boo nga xamante ni bii région 14 régions yi nekk ci Sénégal yépp am nañ ci wàll waaye Abdallah moom ci xalaatam ak mbokk yi nga xam ne ñoom la àndal dañu ni ñoom daal Touba mooy seen wàccuwaay fu ñu mën a dem lu mu guddi guddi dinañ fanaan si Touba fu ñu mën a yendu lu mu naaj naaj dañ ñëw Touba kon mbir la moo nga xamante ni bii ñu ngi koy samp ngir Touba kon bi yàlla dogalee ñu am tawféex yi sëñ Touba yónnee fi moom ci boppam ndawul boppam ñëwul boppam daanaka moom moo ñëwul boppam ndax ki ñëw mooy moom kon loolu doy na sëkk. Taxa Bachir yàlla yàggal ko fi lool mu ànd ak wér man nag jël kàddu gi dina ma xaw a jafe trop parce que dama ñëw fekk fi samay kilifa fekk fi monsieur le maire Birane Gueye fekk fi monsieur le maire Ndiamé Ndiaye ñoom ñu nekk ay adjoint au maire nekk sama kilifa ci mairie bi ñu baax rek jox ma kàddu gi ma wax ci turu maire waaye ñoom sax mën nañu wax ci turu maire waaye nag comme que ndigal laa ci am mënuma soustraire ci exercice boobu moo tax may jël kàddu gi maa ngi nuyu sëñ Abdoulaye Ndiaye di ko wax yóbbante nuyoo maire may ñëw léegi ce matin waxtaan nañu may soññi sax ci heure bi ne ma 10 heures jot na baa yaa ngi foofu ma ne ko non maa ngi nii di waaj a départ mu ne ma non heure bi waroon na la fa fekk parce que 10 heures la ñu waxoon donc mu war na rek ñor bu ko bis bi ñor ak activité bi lii nag monsieur Abdoulaye Ndiaye indil ñu fii ci Touba lu dëkk bi soxla la lu dëkk bi ittewoo la ndax ku ne xam na ne maire yi moom mooy ndey ñëpp lu waay def ci dëkk bi rek moom nga koy defal te wolof yi dañ ne sànni moom booy dàq dara ki la koy karle daa bëgg nga jàpp ko gouvernement du Sénégal am na plusieurs initiatives mu jël pour jàppale njabootu Sénégal mais initiative yooyu xëy na dama njort man sama xam-xam bu gàtt ñu ngi jëlaat kàddu gi di nuyu sunu kilifa ci mairie bi ñëw léegi muy sëñ Cheikh Abdoulaye Mbacké Gaïndé Fatma nekk adjoint au maire bokk ci njabootu Serigne Touba ñu ngi koy nuyu ci turu maire mu nekk rek exercice ma loo xam ne mu jafe ci man parce que boo ñëwee ci jotaay fekk fa ay kilifa say kilifa ci mairie bi nga war a jël kàddu dina xaw a jafe trop ma continuer rek ci li ma doon wax tout à l'heure ma ne gouvernement du Sénégal jël na plusieurs initiatives ci réew mi rawatina fii ci Touba pour jàppale njaboot gi jàppale ndaw yi initiative yooyu nag xam naa la ca manqué woon moom la ñu suñu Abdallah bi indil
ndax dañu jàpp ne état mënta def lépp même bu amee yéene bi sax mënta def lépp te sax jàpp naa ne sax warut a def lépp donc bu amee donc ay citoyens yu dëkk ci réew mi jóge fii ci Touba yàlla def ñu jonjoo ak waa bitim réew xam financement innovant yi te def ay gëstu yu xóot ci li mën a saafara tey jafe-jafe askan wi jafe-jafe njaboot gi indi ko fii ci Touba loolu lañ leen ci sant di leen gërëm man nag dama bokk ci nga xam ne bi dama gëm fertilisation croisée il faut boroom xam-xam yi ak boroom alal yi ak ñiy soxlawoo projet itteewoo projet ak état ñu lëkkaloo pour trouver solution ndax dañ naan la force d'une chaîne se mesure à travers son maillon le plus faible faiblesse boobu nag ñu amoon bien que cadrage institutionnel bi am na initiative état bi am na engagement autorité yi am na lii sëñ Abdoulaye indi moom mooy compléter dispositif boobu ma jàpp ne tey lii buñ ci àndee ak moom yàlla mën a def saafara ci jafe-jafe yooyu yëpp ndaw ñi gis seen bopp jigéen ñi gis seen bopp njaboot yi gis seen bopp en tout cas du côté de la maire yi wax na ne nañ jël bépp initiative ànd ak sëñ Abdoulaye ànd ak moom ci projet bi nekk ci kanamam nekk ci wetam nekk ci ginnaawam parce que lii muy def nii ñun la waroon mu ñëw indil ñu ko donc dañu war a ànd ak moom jàppale ko ci en tout cas suñuy buntu ubbeeku nañu bépp jéego bu mu teg dinañ teg ñaari jéego ci wetam donc loolu la amoon lu ma doon yëkkat ci kàddu maire di sant ñëpp di jégalu ñëpp wasalaam. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. ñu ngi nuyu mboolem mbokk yi fekk yëpp di leen baalu àq ci weeru tedd bi di leen ñaan suñu borom nangul lépp lu baax luñ ci def xañ na sax temps bi xam na ci man ñu ko mu waxee waaye lii dafa yitte te suñ barab metti na bu àndee ak si yàbb mi ñëw ba ca kër ga sàkku ko kon ma jox ko sama kàddu day mel ne moomatuma ci sama bopp fekk na itam mbàmm mi waxul na ma ko kon lu bare boole na ma ci kon ñu may ma rek ma sànni ñetti baat su ma noppee ngeen jéggal ma bàyyi li ngeen àggale li ngeen def te li ngeen def nii dafa nekk mbir bu am solo ndax kenn ku ne xam na ne réew mi bari na ay jafe-jafe ci fànn liggéey ba fan yi ñu bari ñu ngi ci wax te kii di président Macky Sall da ci seq ay jéego yu bari waaye dafa mel ne li DC doon wax léegi rek ma ko yóbbante nuyoo tim ci monsieur le maire du wàllu état rek moo war a jëf ci lu mel nii président wax na ko barki dem ci conseil présidentiel bi état li ko war mooy créer les conditions de la création d'emploi mais privé yi ñoom ñoo ci war a dox privé yi nag buñ ci war a dox itam yéen lu mel ni lii ngeen def day mel ne ak jàppandal lay indi ci ñi bëgg a embaucher ak ci ñi nga xam ne ñi ngi wut liggéey ak ci jëmmi état bi nga xam ne également mi ngi wut ay partenaires yoo xam ne ñu ko jàppale ci politique d'emploi boobu nga xam ne moom la sóob ci biir création d'emploi yi nga xamante ne bii président def na ko fi kenn ku ne gis na structure yu bari yi nga xam ne nekk na fi yu ci bari bokk ci ministère de l'emploi yenn yi nekk à la présidence nga xam ne dañuy boole di def ay formation boole di jox ndaw ñi ay jigéen ñi ay financement boole itam di am politique d'incitation pour les entreprises nga xamante ne bi képp koo xam ne créé ngay emploi ñu am ay neexal yoo xamante ne bii moom lañ lay jox wala ay jàppandal yoo xam ne dañ la koy may ci wàllu fiscalité kon nag yéen bu ngeen dikkee lu mel nii ci dëkk bu mel ne Touba gi nga xam ne day mel ne daanaka li fiy nekk di liggéey bariwut ndax ñi fi yëngu ci wàllu informel lu bari chômage déguisé rek la kon foog naa ne lii mbir la moo xamante ne bii dëkk bi daf ko yittewoo dëkk bi daf ko soxla
ndax Touba doole ji nga xam ne am na ko ci wàllu commerce soxla na structuration soxla na aussi ku ko accompagner ba loolu ñu mën a jógee stade boobu jàll ci beneen stade boo xamante ne bii dëkk bi da ci gën a bénéficié wu ndaw ñi gën cee bénéficié wu jigéen ñi gën cee bénéficié wu ñi nga xam ne également ñu ngi wut ay liggéey gën cee bénéficié wu loolu aussi moo tax ñu rafetlu teewaayu maire bi ndax lépp lu fay def moom ngay jàppale kon bu ko maire bi xamee noonu aussi ba décider accompagner la loolu foog naa ne buñ boolee yooyu yëpp rek lu am njëriñ lay doon amal njëriñ dëkk bi beneen fànn bi mooy ngeen di ay taalibe amu leen lu dul Serigne Touba lu baax lu ngeen am daal nekkat Touba lañ ko njëkk yóbbu loolu itam dafay loo xamante ni bii lu am solo la ndax ñun ñëpp boo aussi boobu taxawaay la ñu war a am kenn ku nekk ñun lu mu gën a rafetle da ko war a jël indi ko fii kenn ku nekk ñun lu baax lu mu am da ko war a yéene bokk ak ay bokki taalibeem ndax ñi fi ñëw ñëpp dañoo daw rek wut ci sëriñ bi ngir lu ñu am loolu nag ñun ñoo ci war a jàppale sëriñ bi ba képp ku fi ñëw loo xamante ni doon nga ko ragal fa nga nekk moo xam ci wàllu conditions yu dund la moo xam ci wàllu ñàkk la moo xam ci ak lu mën a doon rek boo dikkee fii rek sëriñ bi dala war a dàqal loolu te sëriñ bi nag ñun ñoo koy teewal ñun ñoo koy taxawal kon ci fànn yooyu yëpp foog naa ne dañ lay féliciter di leen encourager di la wax ne aussi yoon wi ngeen jël yoon bu baax la dikk waxtaan ak nit ñi dem seeti kilifa yi ndax fi aussi dafay dëkkub kilifteef lépp loo fi def rek bu ànd ak yar ànd ki teggin nga xool bunt ya nga war a jaar nga jaar ca sunu borom mën na la suturaal te bu yàlla dogal nga bokk ci njabootu Serigne Saliou loolu moom foog naa ne ma gis mag ñi encadré la loolu dañ ci rafet njort léegi topp nag mooy di la ñaanal yàlla rek ba lépp loo xam ne mébét ngeen ko ci yéene ko ci rek sunu borom kat na leen bu ngeen àggale ko ni ngeen ko bëgg kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh. asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbokk yi di nuyu sëñ bi sëñ Abdou Latif ak sëñ Abdou Lahad Mbacké Gaynde Fatma bi fi jógee léegi di leen di jox nuyoo bi ñu jàllale ko ci sëñ bi te di ko ñaanal mu yàgg fi te wér di nuyu assistance bi waa mairie yi nga xam ne ñooy représenter le maire muy DG et sa délégation di nuyu monsieur Abdoulahat Ndiaye di partenaire bi nga xam ne tey moo waral ndaje bi di nuyu mboolem ku fi teew ci turu sous-préfet bu arrondissement Ndam lay waxe amoon yéene teew fii ci ndaje mi tey pour mën a accompagner li nga xam ne moom lañ mébét te nar ko liggéeyee ci Touba donc bi ma xëyee keroog bu fi sëñ Abdoulaye ñëwee la ma booleeg moom wane ne kii partenaire technique la donc service technique yi nañ ko accompagner ci li muy mettre en œuvre muy tey benn agence bu muy ubbi fii à Touba nga xam ne dañ ko fee soxla lool ndax Touba nekk na dëkk boo xam ne muy ndaw yi muy jigéen yi muy opérateur économique yi dañoo soxla conseil appui muy dox ci loolu donc ma ne il est venu à son heure ndax jamono bii nga xam ne Sénégal yëpp foo ci wax ñu ngi wax question de l'employabilité donc su ñëwee di accompagner communauté bi ci mu ñu mën a am ci li ñuy xëy ak aussi ñi nga xam ne am nañ mais ni ñu koy liggéeyee ba mu gën a soqali ko loolu dama ne dañ koy sant bu baax a baax a baax donc lii cérémonie bi tey bii ñuy def nii tey dafay wane ne Touba am na partenaire bu bees mais partenaire boo xam ne dafay dëkk la donc du fi gan ndax ñi ma gis mu àndal nii rek moo wane ne waa Touba la xam na réalité Touba donc kii mën na liggéey ak waa Touba ndax dañuy wax souvent tooñ département bi lay wax en général que partenaire bariwu fi donc mais dama jàpp ne
buntu lay nekk pour mu mën a xëcc partenaires financiers yi ñu ñëw accompagner population bi ndax am na xamante bi te mën naa dox jéego yi tamit pour mën a xëcc partenaires yi ñu ñëw ci dëkk bi pour ñu gën a mën a suqali koom-koom yi nga xam ne ñu ngi fi. Ah aussi secteur bi artisanat am na fi doole lool te soxla na ñu leen organiser ñu leen won yoon yi pour li ñuy defar ñu mën koo jaayi ba bitim réew te loolu xam naa ne aussi mën na ci apporter des questions et des relations yoo xam ne ëllëg képp ku fiy defar loo xam ne tey mën nañ ko jaay bitim réew ñu mën ko faa yóbbu jaay ko fa. Donc mën naa wax ne daal sama xel dal na côté administration tamit ah nous sommes disposés à l'accompagner ndax loo nga war a def soo gisee ku la ciy jàppale da nga ko ciy gunge gën ko ciy yaatal pour mu mën a am def lu mu war a def lépp. Donc administration au nom du sous-préfet xam naa ñu ngi à votre disposition loo soxla ci côté service technique en tant que CADL mooy centre d'appui au développement local te kii di développement local li ngay def ni ci la bokk. Donc je suis disposée à vous accompagner dans vos missions loolu nag ah ma ne rek tey jii début la mais incha allah on va acheminer ensemble sur le terrain et partout le besoin se fera sentir. Donc loolu la amoon lu ma ci wax rek pour le moment wane ne li ngay def ñun nga koy defal administration nga koy defal te ñu ngi la ci sant di la ci remercier bu baax a baax a baax merci. Je vous remercie. Madame la représentante du préfet, du sous-préfet de Ndam, c'est le représentant du maire. Je devrais auparavant saluer la présence de Serigne Cheikh Abdou Latif, représentant du Khalife général des Mourides, qui nous a fait l'honneur d'ouvrir cette séance. De remercier également Seigne Mamour Mbacké qui l'accompagne et au nom du directeur général de dire très rapidement un mot. Le lancement des activités de notre agence qui vise à offrir une contribution du privé sénégalais dans une dynamique de faire, une opportunité de chercher et de participer à l'effort national de lutte contre la pauvreté pour la création de richesses par le travail. Il s'agit pour nous de booster la résilience des familles face à cette crise sans précédent qui frappe très durement les couches les plus vulnérables de nos sociétés, en particulier les femmes et les jeunes. Le choix de Touba comme siège principal de notre agence ressort de notre engagement à servir la ville sainte de Touba et de notre conviction profonde qu'il faut développer l'intérieur du pays pour un Sénégal émergent. Notre approche de doter les familles d'outils de production cherche à promouvoir la solidarité et l'inclusion sociale au niveau du Sénégal. Je vous remercie. jërëjëf Seydi Saliou asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaare di tàmbali di sant sunu borom bu baax a baax di ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi lool te di sant si délégation bi jóge si sëñ bi sëñ Cheikh Abdou Latif ak sëñ Mamor di sant monsieur le ministre sëñ Abdou Lahad Gaïndé Fatma tamit si teewaayam
di sant sous-préfet bi yónnee nu madame Sène seen engagement ak partenariat bi ñu fas yéene ànd ak ñun di sant nag monsieur le maire tamit ci délégation mairie moom kenn desul DC ngi fi monsieur Ndiaye Moussa Ndiaye ngi fi Sëñ Salka ñëpp ñëw neen ñu ngi leen di sant bu baax tey nag dama naan alhamdulilah rabbil alamin ndax projet bi ban koy tàmbali ëpp na ñaar fukki at 20 ans ci gannaaw ba ma koy wax nit yi danoon wax Abdallah da ngay gént sama papa sax maa ngi fàttaliku yàlla na ko yàlla yërëm ba ma koy wax projet bi dafa ma naan mais Abdallah lii projet état la ma ne ko waaw waaye état mënul dem sans le privé il faut ñu xool nuñ koy àndee sëñ Béthio nag ndeysaan moom tamit yàlla suñu borom yokk leeram gëmoon na projet bi bu baax ba ma ko waxee dafa ma ne foncel ba tey si laa nekk di si dox ak ay hauts et des bas y a eu beaucoup d'échecs waaw wax dëgg yàlla des fois yëkkati woon naa waaye du mujj dem fenn après sama biir tukki lu nu tukki moo indi ñu mën a ak partenaires yu nu am xalaat benn projet de société boo xam ne buñ ko tegee ñëpp dinañ si mën gis seen njëriñ muy projet boo xam ne pour Sénégal bi yëpp la pour 45 départements yi ànd ko vision gouvernement bi pour jële fi ndóol ak utal nit yi liggéey bu ne nit mooy mag ndaw góor jigéen léegi projet bi ñun duñ ko xalaatee mooy commencer par industrialiser mooy créer la richesse nan la ñuy def ba nit yi mën a am xëy am liggéey ñu xalaatee ko soxlawul génn sa kër sax mën nga def su lu naan ay industrie familiale mooy dañ lay fekk ci sa kër wan la ay moyens yoo xam ne boo ko defee lu siy génn ñun ñoo koy jëndaat nga xam di nga mën nekk sa kër di liggéey ñu war la ay jàngal la savoir faire ak ay district industriel yoo xam ne dañ koy créer day doon ay industrie yu ndaw yu doon Made in Sénégal en particulier Made in Touba na ñuy tàmbalee ndax lu mel ni ay tasses à jeter nga xam ne dañ koy importer dinañ ko fi defar lu mel ni ay cure-dents nga xam ne wax dëgg yàlla yooyu jarul importer dinañ ko fi defar yu mel ni ay ponte dinañ ko fi defar ay sondel suñu partenaires japonais yi ay craie lu mel ni craie de bureau craie de yi dinañ ko fi defar enveloppe yi dinañ ko fi defar et transformation produit jus yi nga xam ne dañuy dem ba ay Dubaï di importer ay jus te fii ñu am fi ay bisaab am ay buy ay jinjeer loo xam ne naturel la yooyu kam dinañ ko defar ak limon waaw fexe defar ko comme ñoom duñ koy defaree nga xam ne day am design bi nuñ koy waxee nga xam ne day rafet comme ni gars yi di ko defaree à l'étranger avec les normes yooyu yëpp bokk na ci projet yi ñu ngi koy defar ak usine dàll ba nu fi bëgg a ubbee buy defar dàll ak i saak parce que Touba boo xoolee événement yi artisan yi événement yi dafay bëri trop te tout le temps day am ay der ay pot ak yooyu yu ñuy sànni te loolu mën nañ ko transformer boole ko plastique yi ñuy sànni tamit ñu defar ci ay saak am nañ ay partenaires tamit yoo xam ne taxaw nañ pour ñëw defar loolu ak énergie bi nga xam ne déchets yi nga xam ne tamit dafa nekk ci dëkk bi lépp mën nañ ko jël transformer ko def ko énergie yii ñu defar ci ay tabax sax ay tabax avec des produits avec des déchets waaw loolu bokk na ci programme bi léegi loo tax ñu ubbi agence bi tàmbalee ko Touba
agence baa ngi nekk 28 la nekk si kaw pharmacie 28 fa dañ ko ubbi jeunes yi lu leen si oo mooy ñu ñëw bu ñu ñëwee dinañ leen déglu orienter leen accompagner leen xool lu ñu soxla bu ñu soxlee formation ñu jàppale leen si bu ñu soxlee ay projet dinañ leen accompagner ba defal leen business plan projet bi bu ñu soxla financement ñun suñu genre financement bu ñu nar a def dañuy doon associé ci projet bi mooy duñu jël projet bi duñu jël xaalis jox la nga dem dañuy ubbi société nga am ci action ñu am ci action bu ñu amee action am action ñu ànd di dox jàngal la xool ni ngay doxee boo demee ba mën demal sa bopp nag ñu bàyyi la nga dem téye suñu action mais on va créer des entreprises yoo xam ne actionnariat lay doon ñun noonu la ñuy defee suñu financement bu ci topp mooy jigéen ñi nga xam ne dañu def ay mbootaay ak groupement yi bu ñu ñëwee ci ñun dinañ xool ñoom lan leen soxla bu ay matériel yu ñu bëgg jënd walla ay projet tamit mën na leen ci accompagner ñu xool yan xeetu partenariat na ñuy def ak yan garantie dañuy teg duñu teg garantie moom comme banque yi monsieur Diagne di suñu partenaire banque OTAD waaye di leen teg loo xam ne ñun ñëpp dinañ ci mën a gis suñu bopp ba nga xam ne nit ki tamit di nga ko jàppale ndax accompagnement moom mënul ñàkk ci projet lu naan industrie familiale ndax gis neen état bi macha allah liggéey bi ñuy def ci financement mais benn nit am projet nga jox ko moom que ci xaalis mu dem ñun jën jàpp ne boo financé woon famille bi walla nga financé ko ci benn groupement de ñetti nit ñu ànd di liggéey jàpp ne ne loolu mooy lu ëpp solo parce que day tax nit ki du mën a jël xaalisam rek dem te ndaw moom boo ko bu xamul xaalis nga jox ko xaalis amaana lu mu bëgg mën na ko bañ a am waaw loolu tax ñun yooyu yëpp structure bi looloo ko tax a jóg accompagner ndaw yi femmes yi accompagner entreprise yi def suivi ba lu nu bëgg ensemble ñu mën ko am loolu tax ñu ñëw bootu ci gannaaw état bi mooy gannaaw la sous-préfecture bootu ci gannaaw maire ñoom tamit ñu wax ñu seen besoin ñun ñu xool avec nos partenaires financiers ñu xool tamit loo xam ne méngoog nag dëkk bi tamit ñu mën ko xool nu ñuy soxalee Touba nu ñuy soxalee Sénégal nu ñuy utalee ndaw yi liggéey ak mag ak ndaw góor jigéen loolu tax ñu ngi leen di sant bu baax seen teewaay loolu mooy présentation bu mu mën a defagum après ñu ngi waaj benn forum bu gën a yaatu fexe partenaires yi ñëw ñu tegal leen projet yi ak plan d'action yi ñu jàpp mënuma nag jeexal te santuma sëñ Birane Gueye bi wax dëgg yàlla ci taxawaay bi ndax taxawunu bu baax a baax a baax coono yu mu ci jànkanteel mook sëñ Bamba Sall ak Abdoulahad Niang ak Béa Diouf ak sëñ Mamour Mbacké moom sëñ Mamour Mbacké moom nee naa projet bi sa projet la waaw nee naa projet bi sa projet parce que moom ak sëñ Cheikh Abdou Latif ba ñuy tàmbali ba tey ñoom dañ ci engagé wu te dañoo gëm projet bi te wax dëgg yàlla ñu ngi leen ciy sant bu baax di ñaanal sëñ Mountakha mu yàgg fi lool ñaanal sëñ Cheikh Saliou Mbacké yàgg fi lool te le président de la jeunesse di sant monsieur Diop mission locale ak délégation bu ñu yónnee maa ngi sant le directeur de l'emploi monsieur Modou Fall di sant bu baax teewaay waa Touba sa kanam waaw ñu ngi leen di sant bu baax xam naa ñoom tamit ay partenaires la ñuy doon yu am solo ñu ngi siy sant bu baax a baax ak di gërëm monsieur le maire bu baax tamit ak délégation bi maam Cheikh Ka ak DC di sant bu baax tamit suñu benn partenaire TUM
waaw TUM moom mooy partenaire la boo xam ne wàllu ressources humaines lépp projet bi lu ñuy def ci ressources humaines ak organisation ñoom ñu ci xarañ lool la ñu ngi lay ci sant baax